plainte bi Cheikh Oumar Anne directeur COUD ba woon gàll ci loosuk Nafi Ngom Keïta plainte boobu amul sens daal di jàll bu ñu sukkandikoo ci professeur Ngouda Mboup da ngeen ko dégg ci biir xibaar yi muy xamle ni ñaari kirlaay yi nga xam ni moom la soxna soosu amee moom moo waral lu ni mel. cancer bi yey jàpp ndaw yi nekk na loo xam ne ni lu fës la tey jii ñu koy màggal fukki fan ak juróom ci weeru ko février ci àdduna wërngal këpp ci Sénégal nag lu dabal ñaari téeméeri ko tout tànk daal dinañ koy gis ñu koy am at mu jot ci réew mi. coronavirus di feebar boobu nga xam ni moom mooy lëmbee ca Chine am na ku ca faatu ca France lu jël foofa ca Chine mu nekk nag ndeete gu njëkk ci lu weesu tenduk Asie ci Afrique tamit ñu gis ni feebar bi mi ngi fi commencé dugg ndax ca Égypte am na ab cas boo xam ni nii nemmeeku ci nañ ko ci tranche de vie ñu leen di xamle ni kii tey jii ak ab championne de karaté Mama Amina John lay wuyoo moom da ngeen dégg waxtaanam ak ndongo ka ci biir xibaar yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nis tuut ñu indi ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoo ak rajo Futurs Médias dañ koy doore ak lu soxal mbirum dawalkatu Jakarta bi nga xam ni moom moo faatu ca Fatick te ñu jiiñoon ko ñii di waa police te autopsie ba daal di leeral ni yàlla moom moo ñëw mu faatu tey ji procureur ba dina ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir indi ci ay leeral ñu jàpp rek ni ci jamono ji njaboot ga ñoom la ñu jàpp moom moo di police ñoo ko faat ba nee nañu mbir mi dinañ ko yóbbu fa mbaxana nekk benn Aminata Goudiaby fi mu ne nag mbir mi dal na ci biir commune bu Fatick waaye nag ba léegi polémique bi mi ngi gën di continuer ci faatuk Mamadou Lamine Koita dawalkatu moto Jakarta bi nga xam ni 26 ans rek la amoon certificat de genre de mort bi nag mort naturelle la wax maanaam Mamadou Lamine Koita benn policier dóoru ko ba mu faatu famem ak itam ay xaritam ñoom weddi nañu loolu ndaxte ba tey doom dañu jàpp ni policiers yi nekkee ci commissariat urbain bu Fatick ñoom ñoo ko dóor ba mu faatu ci loolu nag procureur bu Fatick tey ji ci ngoon bu ñeenti waxtu jotee dana def ab jano ak taskatu xibaar yi mu doon nag face à face boo xam ne daanaka ñëpp a ngi koy xaar ci fàttali lundi yamoo ko fukki fan ci weeru février buñ sukkandikoo ci ab source nee na commissariat urbain bu Fatick ñoom dafa am ku leen woowoon téléphone ni leen dafa am ay xale yu góor yu nekkee ci arène communale bu Mboubane di fa tux yàmba ci booba nag la fa juróomi élément brigade de recherche demee waaye nag bañ fa eggee ndaw yooyu dañoo tasaaroo woon doon daw waaye police jot na ca jàpp ñaari ndaw mu bokk ci Mamadou Lamine Koita gannaaw bañ defee ab contrôle ci ñoom gisuñu woon benn drogue ca booba nag la leen police yi libéré waaye boobu ñoom xamuñu woon ni Mamadou Lamine Koita dafa am ab maladie cardiaque loolee nag ay mbokkam weddi nañu ko ñoom nee ñu Mamadou Lamine Koita ak xaritam boobee nga xam ni ca Mboubane lañ leen jàppee woon police yi dañ leen yóbbu woon ba géej dóor leen fa dóor yi metti ba pare bàyyi leen fa famem loolu nag la ñu jàpp ne moom moo indi deewuk Mamadou Lamine Koita famille bi nag ne ñoom gëmuñu li nga xam ni moom moo génnee ci résultat autopsie yi ba tax nañu ni daañu porter plainte fi mu ne nag jàmmarloo yi nemmeeku woon fan yi yëpp ci diggante ndaw yi ak itam police yi dakk na ñuy fàttali nekk affrontement yooyu taxoon na ba ñu arrêté juróom-ñaari ndaw yu nekkee ci Fatick démb sax lañ leen mujjee libéré Aminata Goudiaby Fatick RFM. loolu yëpp kon Aminata ni nga ko waxee procureur ba dina ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci kanam lay doon plainte bi nga xam ni Cheikh Oumar Anne gal na ko ci loosuk Nafi Ngom Keïta lan mooy chance am ngir mu jàll bu ñu sukkandikoo ci professeur de droit constitutionnel bi di Ngouda Mboup loolu daal boo moytuwul tous du ca génne la ko waral nee na Nafi Ngom Keïta dafa am ñaari kirlaay benn bi mu nekkoon fonctionnaire bu IGE bi ci des mu nekkoon njiital OFNAC waaye nag kirlaay googu ñi nga xam ni ñoom ñoo di Pape Alé Niang ak Mody Niang ñoom amuñu ko ñoom buñ leen plainté mbir mi mën na am lu mu jur dara Pape Bes Diba. Nafi Ngom Keïta ndax yoon mën na ko topp waaw lu mën a nekk la ndax ci yoonu droit la ñu nekk waaye jàngalekat bi di Ngouda Mboup nee na moom mi jiite woon OFNAC dafa am ñaari kiiraay yoo xam ne moo nekk ci kawam loi bi am na lum ko may protéger ko. du ku nekk la ñu mën a toppee nu nekk ku mel ni madame Nafi Ngom Keïta dafa diriger woon OFNAC te OFNAC banqaas la ñu tuddee ko autorité administrative indépendante mais dañ ko toftafal ci présidence de la république boo demee ci article 9 bu nga xam te ne moo tënk OFNAC daf ne la ñii di membre OFNAC waxul rek sax Nafi Ngom Keïta dafa ne ñooñu lépp lu ñu saytu jël ko wala lu ñu wax jébbal ko yoon wala jébbal ko nguur gi wala beneen autorité boo xam te ne loi bi nee na loolu kenn mënu leen ci topp moo tax madame Nafi Ngom Keïta sax dina ma jaaxal trop mu mën a dem ci kanamu yoon parce que moom dafa am obligation de réserve moom dafa am une immunité beneen bi ci topp
moom dafa bokk ci beneen institution boo xam ni ci président de la république lañ ko toftafal aussi boobu aussi ñu koy tuddee IGE. loolu nag bokkul ak Pape Alé Niang wala Mody Niang waaye Ngouda Mboup nangul na leen am droit wu mën a exploiter rapport boo xam ne bu public la. dafa am lu ñuy tuddee des rapports secrets, des rapports confidentiels ak maintenant des rapports publics bu fekkee ni rapport bi c'est un rapport public nit ku ne am nga sañ-sañu exploiter ko parce que rapport bi dafay tomber sur dans l'espace public journaliste bu ne am na droit un rapport public mu jël ko mu exploiter ko en tout cas. Donc, moo tax ma ni c'est une question boo xamante ni c'est une question très sérieuse parce que il reviendra au juge maintenant bu ñu demee ci kanamu tribunal wax lan la ñu xalaat ci rapport yi. Nafi Ngom Keïta ñaari kiiraay la am waaye dafa am obligation de réserve boo xam ne nii laalul ci ñaar ñooñu di Pape Alé Niang ak Mody Niang. Pape Bess Diba Pape Alé Niang moom nga tudd di taskatu xibaar bi moom ca France ga mu nekk ca la addo nee na mbir mi amul lum cay tiit te ànd na ceeg teeyu ko bakkanam naam sax nungul na kii di Cheikh Oumar Anne mu porte plainte ndax ci réewum droit la ñu nekk dañ koy dégloog suñu ndaw la ñu toogal ca Paris di Cheikh Sidou Sila. ànd ak dal bu baax a baax parce que dama jàpp ne Sénégal yi yoonu dëkku yoon la comme dëkku yoon la ku nekk am nga droit porte plainte Cheikh Oumar Anne am na droit porter plainte wut ay avocat am gis naa ay avocat am du ma ci tontu kenn parce que nit tolluwaay la Maître El Hadji Diouf am nañ jaar-jaar bu baax a baax ku xool émission yu ma jaar ak moom rek ak wax yi ma wax ak yooyu yëpp rax ci dolli nu ma jaxasoo woon ak njabootam war na tax su ma saagaa sax du ma ko tontu lu ma wax ci lu bon moom na jàpp ne du ma ko tontu Maître Baboucar Cissé nekkoon na avocat 2S fu ma doon liggéeyee moom am na procès boo xam ne procès 2S la woon ci la bokkoon nekkoon di ma défendre kon ak ñeneen kon dañuy dem ba nga xam ne mbir mi da nga koy bàyyi ak entre avocat ñoom ñu régler seen problème affaire tribunal ñun ñu def suñu liggéey journaliste nag mooy comme ni ñu koy defee tey teg livre bi ci kanamu sénégalais yi ñu xool li ci biir la ca des nag bés bu waxtu ba jotee rek ñu taxaw jàkkaarloog ñoom wax li ñu war a wax ci dal ci yar ci teggin ci respecter justice ba pare nag jox leen cër bu ñu leen war a jox. juróom-ñaari simili moom moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na. cancer ko tout tànk yi lu toll ci ñaari téeméeri cas la ñuy nemmeeku at mu jot ci réewum Sénégal tey jii ci bés bi nga xam ni ci lañ koy màggal ci àdduna wërngal këpp ñu jàpp ni ci àdduna googu wërngal këpp lu toll ci ñaari téeméeri junni dem ba ñeenti téeméeri junni cas yu yees daal di nañ ko fi jàpp loolu nag ñu gis ni rek lu toll ci 90% ci taux de guérison maanaam faj nañ leen ci rawatina ci pays yi nga xam ni dañoo am doole ci pays yi nga xam ni nag dañoo ñàkk doole ñu gis ni taux de guérison bi boo jëlee rek xaaj ba la wala téeméer boo jël fanweer ya loolu yëpp nekk loo xam ni nii daal war nañ cee gën a góorgóorlu. Awa Mbaye daal dinay jokkoo ak docteur Fatou Bintou Diagne Akondé moom oncopédiatre la ci l'hôpital Aristide Le Dantec. ci Sénégal 200 xale moom lañuy gis ñu am cancer ñoom ñooy egsi ci service bi nga xam ne mooy service bi ñuy fajee cancer yi nekk ci hôpital Aristide Le Dantec. jafe-jafe dëkk yu néew doole comme Sénégal mooy que nekk waxtu bi xale yi di feeñ ak seen cancer day nekk ne cancer bi sore na trop ci yaram bi loolu day gàllankoor lu bëri day wàññi man-man gi pour wéral cancer yooyu nombre bi nga xam ne moom mooy ñi yëngu ci fajum cancer na doon médecin na doon infirmier ak psychologue assistant social ñooñu seen lim barewul ci fajum cancer yi garabu chimiothérapie itam yëpp duñu disponible ba nga xam ne dinañu mën a def traitement yi ba mu yemb li si nekk itam faj bi am na njëkk ndaxte garabu chimiothérapie mën nañ ko am te malade bi du fay wante leneen li nga xam ne moom mooy ànd ak chimiothérapie bi léeg-léeg saay dina doon ci njëggu diis ci famille yi malade yi li ci ëpp dëkkuñu biir Dakar dëkkuñu fu jege Dakar fu sore la ñuy bàyyeekoo donc bu ñu ñëwee traitement yi dina xaw a yàgg malade bi bu amul fu muy dal pour mën a yeggali traitement bi mën na am risque arrêté traitement bi fekk xale bi wéragul.
ci réewum Sénégal ñetti gone yu jigéen yoo jël kenn ka daal dañu koy maye ci maye gu teel loolu nag nekk ca moo ruusee ci ab gëstu boo xam ne nii dañ ko doon def ca daara ju mag ji ñu duppee Gaston Berger nekk ca Ndar Géej ñu ni loolu sax njeexital la nekk na loo xam ne ni gone yooyu des fois bu ñuy mucc dañuy faatu wala ñu am yenn feebar yu ci demee ni fistule wala sax seenum njàng daal di ca yàqu. Fatou Diop Sall moom mooy coordonnatrice groupe études et recherche genre société fële ca UGB dañ koy dégloo ak Mohamed Nabi Silla. 12 ans dañ ciy maye xale fii ci dëkk bi 13 ans 14 ans te suñu loi code de la famille bi dafa ne jigéen bu amee fukki at ak juróom benn jëm kaw góor bu amee fukki at ak juróom ñett jëm kaw xam nga loolu mooy déjà loi bi ñëw na encadré ko waaye taxul ci biir njaboot yi gis nañu ne dañuy maye ay xale yoo xam ne nii ngi toll ci ay fukki at ak ñaar ay fukki at ak benn te comme ni nga ko waxee seetlu nañ ne dafa bëri conséquences yu doy waar jëm ci mbiru wërgu yaram voilà jëm ci mbiru seen njàng mi parce que kuñ mayee sëy nga toll noonu xam nga ne sa xel ak sa organisation personnelle du la may sax nga mën a am yenn taxawaay yi donc mu war a concerner presque benn xale bu jigéen si ñett yoo jël xam nga loolu mooy bëri na te gis nañu ne fii am na programme yoo xam ne nii yii xeex fistule loolu gis nañu ne ña fa nekk xale yu ñu teeloon a sëy la moo tax feebar yooyu dal leen gis nañu ne tamit ci ñi nga xam ne nii bu ñu ëmbee dañuy am jafe-jafe lu ci ëpp mooy ñi nga xam ne nii dañ leen teeloon dugal ci ay néegu sëy gis nañ ne tamit nekk ci néegu sëy te teeloon ci dugg seen jàng xëy na du demee noonu seen formation du demee noonu et tamit xëy na sax li ñuy yaakaar ne mën nañ ko taxawoo seen njaboot éduquer leen encadrer leen ba tey loolu tam dina sooxe. ca Njaga Ñaaw nekk ci département bu Mbour askan wa tey jii ñoo nga woon ca mbedd ma di waat ne seenuk mettit moom mu mel ni yoon wi jóge ca Njaga Ñaaw dem ca Sandiara dafa mel ni jéggi siraat la ci ñoom toll ci fukk ak ñett ci ay kilomètres dañ leen koo dikk ba sonn ba temps yi daal ba boobu ba léegi kenn indiwu ci saafara moo taxoon ñu ko doon manifester seenu ko mer dañ ci déglu Papa Sène di kenn ku bokk ci kuréel ga ñu duppee mouvement Njaga Ñaaw en moi ci micro Abdourahmane Diallo. dañoo amee naqaru xol lu toll ci juróom-ñaari at ñu ngeeg suñu yoon bii nga xamante ne ku ne ñëw na fii dig ñu ne dinañ defar yoon bi ba léegi changement amul jafe-jafe yu rëy la ñu am pour déplacer wu pour dawal ci gox bi parce que yoon bi nu mu mel gis ngeen ko ba ngeen di ñëw fa ngeen jaar problème bi ñu gën a am tey nawet bii ñu génn am na foo xamante ne ci yoon bi day taa da ngay ñëw ci gare routière bi yëpp tànn góor ñi bàyyi fi jigéen ñi pour suñu demee ba foofu mën a sumeeku pousse oto yi ñu jàll dafa am ay camp te et puis dafa am côté boo xam ne day jël ndox déeg bu rëy la ci kaw yoon bi soo demee ba foofu da ngay génnee 2000 francs ci li nga xamante ne moom la client yi fay nga jox ko booy yi fa nekk ñu pousse la nga traversé soo mënul loolu doo voyager soo amee fii malade guddi ñu yee la ko fi nga dëkk soo jógee te amoo ñi la pousse doo yóbbu malade bi jafe-jafe jooju moo tax a tey ñun ñëpp ñu jóg mobiliser wu ñëw di xeex pour lu ñu Macky Sall diggoon mu defal ñu ko parce que dañoo fàtte ba muy inauguré autoroute à péage bi dafa newoon ne dinañ defar Njaga Ñaaw Sandiara dinañ defar Ngéeñan Caajaay te man li ma gëm fu ne laay dem ci biir Sénégal Fatick amul benn yoon boo xamante ne mel na ni yoonu Njaga Ñaaw mais Njaga Ñaaw moo gën a jege capitale nous sommes à 80 kilomètres de l'aéroport de Diass su doon ci dëkk yu développé dëkk yoo xamante ne ñu ngi leen di defar kon ñun waxuma la maanaam tëli waaye autoroute la ñuy am loolu moom mooy suñu jafe-jafe dañ ñoo fàttee amul lenn loo xamante ne maanaam gis nañ ñu ko ba xam ne lii def nañ ko ci dëkk bi du ci marché bi du ci ndox mi man fi ma dëkk 2 heures du matin ci ngay dégg jigéen ñi di ubbi robinet yi pour am ndox amul lenn loo xamante ne état defal ñu ko ba ñu mën cee jàpp ne lii maanaam état moo ñu ko defal amul ambulance bi fa nekk bañ ko fay maye boobu man dawlu ma oto 105 ambulance fan nga koy dajal ci biir Sénégal amutul Njaga Ñaaw rek la am tey dañ koy song soo ñëwee fekk ko mu paan ñun ñooy rawale maladie fii te gis ngeen oto yi mënuñoo baax ngir yoon bi. mu nekkoon kon leen ci askanu Njaga Ñaaw ngay Assane ab dëkk la bu nekk ci commune bu Koul nekk ci département bu Tivaouane ñoom ci jamono ji dund ko wéreyaan la ñuy dund amuñu courant amuñu yoon amuñu bërëb bu faju Cheikh Anta Diop. Ngay Assane di ab dëkk boo xamante ni mi ngi ci xolub Koul ci Kajoor dëkk bi de daanaka ay jumtukaay amuñu ci dara li gën a nekk njàmbat ci dëkk bi de moom mooy nee nañ amuñu courant ne dëkk bi dafa lëndum kërus te it yeneen dëkk yi nga xamante ne wër nañ leen yu ci bëree am courant Serigne Moustapha Gaye moom mooy chef de village bi. waaw jafe-jafe dëkk bi ci jiitu mooy électrification rurale parce que lampe bi fi mu yem ak dëkk bi boo ko xool 600 mètres la suñu amoon 4 poteaux dina dugg ci dëkk bi diggante dëkk bi ak courant bi fii Thiar moo gën a jege
liggéey boo génnee rek boo wootee ñu wuy la ndatt naa ko ñaari yoon ba ñetti yoon. lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram it sooxe na fa ndaxte askan wi de daanaka dañuy dox bu kul ngir mën faa faju ji amuñu bërëb bu ñuy fajoo Katim Touré di infirmier chef de poste bu Xandan. jafe-jafe itam ci wàllu am doom jigéen comme ni ko góor gi waxee tey ñu ci bëri bu ñu am doom ay saret la ñuy jël dem ci poste santé yi pour di faju si di am ay jafe-jafe ndax wàllu wér-gu-yaram xaw na am jafe-jafe ci commune bu Koul muy wax ay rupture de médicament ndax des fois comme semi bi ni muy doxee xaw na laal tuuti xale yi ndax léeg-léeg dina am ay rupture de garab ñu am ci wàllu poste santé yi. jafe-jafe yoon it yëkkati nañ ko fa ne nag dugg bi jafe na lool ganus la ñoom ñi ngi sàkku daal ñu indi leen rang-rang ba ci biir dëkk bi Mamadou Ndiaye moom moo yor kàddu ndaw ñi. mooy télé bi jógee Koul dugg si dëkk bi mi ngi yem njëyeen la ay 1 kilomètre lañ koy xayma. ndaw ñi dëkk fii ci Ngay Assane nee nañ jamono yi ñi ngi waxtaan seen biir ngir xool yan pexe la ñu mën a jël yeesalaat seen dëkk bi ba ku ñëw ànd ceeg ñoom jàppale leen ci ngay nag diggante ma Koul toll na ci 2 kilomètres fukki kilomètres ak ñaar ci seen diggante ak Ngaye Mékhé. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ca Casamance foofu moom yenn ci dëkk yi nga xam ni daal conflit ba taxoon na daal ci jamono ji seenu ko yokkute ak seenu ko développement ami jafe-jafe am nañ njàppandalu ko ONG 3D lu toll ci téeméeri million ci suñu koppar lañ leen jébbal ngir ñu samp ay bërëb yoo xam ne nii mën nañ faa yëngutu ci wàllum mbayum dër Sigi Coor Lamine Ba. fii ci Casamance seetlu bi li mu gën a wane mooy góor ñi ñoo yor lenge yi ci li jëm ci wàllu koom mi loolu nag bokk na ci li gën a waral fitna bi nga xam ne nag nemmeekoo nañ ko ci bët saalumu réew mi ONG 3D indi pexe nag bëgg a soppi loole ba tax na am na ab programme bi nga xam ne taxawal nañ ko biir arrondissement de Niassia ñu dippee ko Musolu Kagolum liñ ci jublu nag mooy fexe ba jàppale jigéen ñi ñu yëngatu ci wàllu maraîchage bi mu Ndiaye Cissé moom moo jiite ONG 3D. njëriñ li mooy gunge jigéen ñi surtout ngir gën a taxawal li ñuy wax koom-koom bu Ziguinchor dañu jàpp ne li ñuy def ci gox yeex gox-goxaani fii sax la gën a moo ko gën a yellool maanaam fii nga xamante ne lépp lu jëm ci koom-koom ci li ñuy dundee mu ngi fi jàpp nañ ne bu ñu fi ñëwee gunge déjà jigéen ñi ci li ñu door mën na indi koom-koom yokk koom-koomu Sénégal yokk ñoom seen koom looloo waral ñu def projet bi ci ñaari at d'abord pour mu nekk test war fi dugal lu mat peut-être 400 millions. soxna yi rafetlu bu baax a baax loolee nga xam ne nag jot nañ ko seen loxo tey jii ndaxte nee nañu doléance la bi nga xam ne yàgg nañ koy joytu Elisabeth Sagna moom mooy président regroupement des femmes de l'espace communal de Enampor. nekk na mbégte bu rëy ci ñun jigéenu arrondissement Niassia parce que lu ñu doon xaar la yàgg nañ ko ut pour ñu jàppale ñu pour ñu mën a jëm kanam parce que femmes yi jigéen ñi ñu ngi ci yëngu ci maraîchage bi donc képp ku ñëw pour jàppale ñu dang ñuy fekk ñu taxaw donc mu wax ko ne ndimbal bi dina yomb parce que koo fekk mu taxaw boo ko ne dawal dina gaaw ci moom. projet bi nag nañ ko xayma fii ak ñaari at bu amee ay succès nag ñu war koo yaatal ci yeneen gox yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Casamance. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. bind bi ñuy bindaat taarixu Sénégal ba léegi di wéy di jur coow ñii di bawol yi boole ci collectif gu ñu duppee Aar Sama Bawol ñoom nee na ñu gis ñu ci seen bopp ndax lii di tund wii di bawol lañ ko jox ci ay pàcc ci téere yooyu dafa ndaw lool méngoowul ak doyuwaayam moom moo tax nee na ñu ku jig njaag kii di professeur Iba Der Thiam moom mooy njaag moom mooy responsable dañ ci déglu Mamadou Diouf moom moo yore seen kàddu ci micro Babacar Diouf. nag dañoo doon ay bawol bi nu déggee ñu ne dañuy bind léppi mboorum Sénégal mbégte la ñu ci amoon waaye mbégte ma yàggut ndax ba ñu dawalee téere yañ ci jëkk a móol la ñu seetlu mooy réew mii di bawol daanaka kenn tudd ko ca te nag muy xolu Sénégal ñu jël bataaxel jébbal ko ka jiite kuréel googee di bind léppi mboorum Sénégal muy Iba Der Thiam ba mu jotee bataaxal bi tontu nanu nanu dégg na li ñu wax dina ko jébbal mbooloo ma war a bind mboor mi ngir téere yi ñu war a andiwaat muulaat ko nu boole ko ca li tax nag sunu taxawaay moo di ne mbir boo ca bokkee ñuy lim ña ca bokk tuddunu la boo noppee lu yàqu ya wax te nag lii di bawol wax dëgg yàlla am na tànk bu mu taxawee ci mboorum Sénégal moo nekkoon sunu taxawaay nu yëgal nag askanu Sénégal rawatina kii di Iba Der nga xamante ni moo jiite kuréel googee ndax dégg nañu ne fan yi nu jëm ci diir bu gàtt li desoon ci téere des na ko móol nu bëgg nag li nga xamante ni mooy taxawaayu bawol ci mboorum Sénégal ñu bàyyi ci xel dañ leen di. Karantaba di ab dëkkub diine bu nekk ca Sédhiou jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak communication di Abdoulaye Diop ma nga fa woon loolu nag ngir samp juma ju yees ja ca foofa daal dinay ñaax imam yi ngir ñu ñaan ba feebar bi di coronavirus feeñ ca Chine yàlla def ci jàmm ba mu bañ a law tamit ba yëgsi si suñum réew dañ ko ci déglu moom jëwriñ ji ci micro Max Clit Kamfani. tey dañu ñëw fii si Karantaba xam ne président de la République daf ñu yabaloon fii balaa nawet bi yoon ndax
mosquée bi situation bu meloon et alors entrepreneur bi ak sama collaborateur ñu def travaux yi mooy pare tey di dafa wax ne politique de territoire du président de la république xam ngeen ne semaine bi passé ñu ngi woon Sokone loolu tam si loolu la ñu waxoon ak claque bi ak mausolée bi ak tafsir bi tam bu leen président promettre loolu su paree tey il était important que ñu ñëw fii Karantaba pour def la même chose ñaanalal président ñaanalal réew mi pour que réew bi am jàmm xam nga ne comme fii ay lieu képp ku xam Karantaba si biirum l'islam si julli ajuma tam laaj doon ñu ñaan leen pour que ñu mën a ñaanal tam suñu mbokk chinois yi ak maladie boobu am foofu pour coronavirus pour que yàlla def si jàmm te ñaan mu def lépp mu xañ coronavirus boobu mi ngi wéy di law ak jëyaam ya muy def ca France benn doomu aadama daal dina fay faatu moom nag doo ab français ab doomu Chine la ñu gis tamit ci déndu Afrique feebar bi mi ngi fiy commencé dugg ndax sa Égypte tamit am na benn cas boo xam ne gis nañ ko fa kooko tamit ab doomu chinois la ci jamono ji ñi ci ñàkk seen bakkan ëpp nañu 1,700 Awa Mbaye ab malade bu infecté am coronavirus ñu hospitalisé ko woon ci hôpital Bichat ca Paris moo mujjee faatu di ab touriste nag chinois am lu toll ci juróom-ñetti fukki at bu ñu sukkandikoo ci kàddu ko ministre bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ca France kon bu ñuy wàññi bi mooy cas bu njëkk nit faatu boo génnee continent Asie Afrique am nañu benn cas mooy cas bu njëkk wàññi nañu ko ca réewum Égypte nee nañu doomu Chine la ñu hospitalisé ko nag daal di koy ber ci waxtu wi bu ñu sukkandikoo ci déclaration bu ministre égyptien de la santé wax nee na malade boobu am na virus bi mi ngi ci biiram waaye génnewut benn màndarga buy tax ñu ne kii am na coronavirus waaye dugal nañ ko ci ab ambulance spéciale pour moom rek yóbbu ko fa nga xamante ne fa lañ ko war a béré di zone de quarantaine toll na ci digganteem ak capitale ba di Alexandrie 200 kilomètres ci xibaar yi tukkee ci OMS di kuréel gi toppatoo wàllum wér-gi-yaram ci àdduna bi nee na malade boobu nga xamante ne ma nga ci Égypte boo xoolee état am stable na maanaam amul dara loo xamante ne tiit nañ ko ci bu ñuy def nag bilan jëm ci épidémie coronavirus ci Chine lu toll ci 1,700 nit faatu nañ ci fukki junni ak juróom benn cas ci ay nit am nañu ko fa te waxtu wi ñu ngi leen di faj. tàggat yaram Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. di la fay ndate di nuyu ñëpp. dañ koy dooree ak basketball. basketball ak saison bi war a door tey ci ngoon góor ñi ñoom ñooy kon jongante match bu njëkk bi door na depuis 13h diggante Bopp ak Saint-Louis Basket Club ca Sadio Marius Ndiaye sunu noppee Duc Rail 16h30 yeneen match yi ci groupe B bi suba lay am Rufisque Jardin Public ba Saltigué UGB 16h30 Stade Lat Dior bu Thiès ASC Thiès Ville de Dakar 16h30 lay doon ci poule A bi tey ci ngoon Sadio Marius Ndiaye 18h15 champion en titre bi di AS Douane mooy door kon joganteem ak Sibac lay doon yeneen matchu dimanche yi Louga Basket Club Mermoz Sadio Marius Ndiaye Asfa ISEG Sport bu 15h45 jotee GIA ISO lay dajel ci jigéen ñi bëccëg bu njëkk bi ci poule A bi lañ koy dooree Sadio Marius Ndiaye 14h45 tey Bopp Saint-Louis Basket Club ca CDS bu Mbour Basket Club Débalok 16h30 te Ziguinchor Stade Aline Sitoé Diatta CMT mi yéeg ren mooy daje ak ISEG Sport AS Ville de Dakar mi yor raaya bi exemple la ci kon bëccëg bu njëkk bi ci groupe B bi ñaari match moo am Stade Joseph Gaye bu Saint-Louis UGB GIA 16h30 ca Rufisque Saltigué Asfo 16h30 tamit suba ci dimanche bi benn match moo am IBC mooy daje ak waa Jaxaaf jàppale ni Duc kon exemple la ci bëccëg bi ci côté jigéen ñi ak góor ñi yan équipe lañu jàpp ni ñoom ñooy favori pour la saison bi lañ ko suñu naatangoo nekk ca record Mor Bassine. AS Douane mooy nekk favori pour le titre ndax ñoom dañoo defoon daaw doublé mooy ñu gagné championnat gagné coupe du Sénégal ba pare équipe boobu moom mooy war a représenter Sénégal ci basketball African League mooy compétition bi NBA yi lancé te mu war a démarrer du 13 au 15 mars fii ci Dakar. donc soo génnee ci AS Douane da nga am ay équipe yu mel ne Dakar Université Club équipe yu mel ne Saint-Louis Basket équipe yu mel ne Wakam yoo xamante ni daaw ñëw nañ ba demi-finale Dakar Université Club rek daaw dafa joué ñaari finale nationale perdre ñaari yëpp devant l'AS Douane donc ren mën nañ leen a xaaraat vu que am nañ président bu bees mais aussi tamit ñoo ngi def recrutement bu mucc ayib ci jigéen ñi boo jëlee ville de Dakar ngay wax parce que comme Douane ni mu def daaw ville de Dakar noonu la def dafa gagné coupe du Sénégal gagné championnat te mu am mbébét tamit joué ren Afrique donc équipe bu am mbébét joué Afrique mën nañoo wax équipe boobu
boobu moom mooy favorite ci championnat jigéen ñi su weesoo ville de Dakar dina am Dakar Université Club nga xam ne am nañu entraîneur bu bees renforcé nañu pratiquement ren saison bi parce que soo xoolee seen président bu bees bi dañ ne Duc dafa bëgg a redorer son blason mooy li mu doon def ci année yi passé di gagner ay titres di def ay grands chelems loolu la Duc bëgg a defaat donc mën nañoo xaar ne dina am concurrence bu métti diggante ville de Dakar ak Duc mais dina am yeneen équipe yu topp ci ginnaaw comme ñu mel ne Saint-Louis Basket nga xamante ne booy xool 10 dernières années yi bu joué wul final championnat gën a joué demi-finale wala coupe du Sénégal benn gën a ci am benn su weesoo Saint-Louis Basket dina am ay ISEC ay Jaraaf Développe ak ASFO yi nga xamante ni mën nañoo duuteloo peut-être ville de Dakar wala Dakar Université Club ci benn match wala ci ñaari match. Mor Bassine ñaa ngi kon doon jàngat bëccëg bu njëkk ci wàllum championnat bu basket kon door sànq fale ca stade Marius Ndiaye. football Ligue 1 fukkeelu ko bëccëg bi nañ ko door tey. benn match moo am ci samedi bi Jaraaf Njàmbur 17h ca stade Amadou Barry vert et blanc yu Médina ñooy 4e 14 points lañ am Njàmbur mooy 11e 9 points 10e journée bi suba lañ koy àggali kon ci dimanche bi 17h leader bi di Teungueth FC mooy fekki ca stade Ibrahima Boy bu Njaaxeem waa NGB ñooy 8e choc diggante ñaari académie ca stade Djibril Diagne bu Déni Biram Ndaw diggante Génération Foot mi nekk 12e ak Dakar Sacré-Cœur nekk 2e Grenade yi nekk champion en titre kon tegle nañu ñetti défaite ci seen terrain boobule Douane mi nekk ci 3e place bi dina fekk ca Ziguinchor ni ki ëllëg ñi di waa Casa Sport stade Aline Sitoé Diatta 17h AS Pikine mooy 5e dalal stade de Mbour stade Alassane Djigo suba tamit 17h lay doon SNEPS US Gorée 17h ca stade Lat Dior insulaire yi ñoom it tegle ñetti ndam ñu jeexale ko ak waa stade Caroline Faye bi nga xamante ni mooy dalal Mbour Petite Côte Jàmbaar match boobu kon suba lay doon bu 17h jotee. Ligue 2 tamit fukkeelu bëccëg gi tey lay door. ñaari match mooy am Amitié FC Renaissance bu Ndakaaru ñooy daje ca stade Lat Dior bu 15h30 jotee suñu noppee Thiès FC Guédiawaye Pro match boobu 17h lay doon dimanche mooy eggali bi suba bokk na ci match yi gën a fës Linguère mi jiitu war a fekk ci Amadou Barry waa Dakar Université Club. ca Kolda moom ONCAV di amal final départemental. dina dox tey ci ngoon diggante ASC Jam-Jam bu 6 kilos ak ASC Escale match bi kon 17h lay doon ca stade régional bu Kolda parrain bi nag ci final bi mooy ministre de l'agriculture et de l'équipement rural nekk tamit conseil départemental président conseil départemental kon bu Kolda Abdoulaye Diallo kon dina ci ñëwaat ci sunu yeneen xibaar incha allah. Zamalek moom moo jël super coupe d'Afrique. égyptiens yi ñoom démb dañoo daan Espérance bu Tunis ñetti bal ci benn ca Doha ca Qatar club bu Caire bi kon bi mooy ñeenteelu yoon muy gagné super coupe moom mooy sax ñaareelu équipe bi gën a titré ci wàll wi nekk ci ginnaaw beneen équipe bu Caire di Al Ahly moom 6 fois la ko gagné ñaari équipe yi maanaam Zamalek ak Espérance Tunis dinañ dajawaat sax ci semaine yi di ñëw ci wàllum quart de finale Ligue des champions africaine. ca Angleterre la ñuy dem ak ñaar fukkeel ak juróom-benneelu bëccëg bi. door na ak Norwich mi dajee jamono yi ak plutôt Southampton mi dajee ak Burnley match bi ci mi-temps lañ toll ku nekk dugal sa morom benn but jàppale na suñu noppee Norwich mooy dalal Liverpool 17h30 lay doon heure Ndakaaru ci groupe Liverpool bi Sadio Mané ñëwaat na ginnaaw bu mu soree terrain yi ndax gaañu bu mu amoon. waaye li doy waar ci match bi mooy nate diggante Norwich ak Liverpool ndax Liverpool moo jiitu Norwich moo mujj 55 points moo nekk seen diggante juróom fukki points ak juróom la kon Liverpool rawee adversaire am bu tey. Norwich ñaata la am. 18 points la am waaw kon gis na mu nekk dernier ci classement bi ñu rawee leen 55 points kon mu ngi noonu Liverpool moom ci 24 victoire lañ am ñaari fukk ak ñeent ci ñaari fukk ak juróom match ci 25 match am benn match nul waaye ñoom record bu ñuy bëgg a daaneel fu mu toll nii mooy record bu Arsenal mooy ci championnat bi tegle 49 match yoo xamante ne kenn daanu la loolu nag Arsenal moo ko defoon 2003 2004 mooy les invincibles année boobu bi championnat bi jeex sax ñoom dañoo gagné championnat bi te kenn daanu leen ñoom Arsenal at boobu kon Liverpool ci seen tànk la ñu nekk ndax ñoom pratiquement championnat bi gagné nañ ko ñu dem ca Espagne tey di gën a fës mooy match bi war a dox diggante FC Barcelone ak Getafe match bi 15h lay doon ca Allemagne match bi ko gën a fës mooy Leipzig mi jiitu war a daje ak Werder Bremen 14h30 lay doon dëmb jàppale ni kon ñii di waa Dortmund amaat nañu ndam ñoo daan kon Francfort ñeenti bal ci dara gone gi Alan dugalaat na benn but ci match boobu lee ndate
waaw France lañ koy jeexalee ak Amiens Paris Saint-Germain match boobu 16h30 lay doon yeneen match am na tey ku mel ni Nantes mi daje ak ñii di waa FC Metz mooy match 19h yi bokk na tamit ci match yi Nîmes Angers wala Toulouse Nice 19h lay doon El Hadji Diop. jërëjëf Youssouf Bodian ñu leen sant di la gërëm yéeg si ci tranche de vie ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi tey jii ñu leen di xamle ak championnat de karaté bi di Mama Amina Dioum moom nag kii di Ndongo Ka daje na ak moom gannaaw ba mu jugee ci ay raaya yoo xam ni dajale na ko lu bëree bëri mu fekk ko ci njabootam reportage. ci championnat d'Afrique karaté yi amoon ca Tanger moom xale bu jigéen bi daal di jël nag 3e ci individuel bi ñu fekk ko nag ca këram ca yëmbal ñetti fan rek gannaaw ba mu ñibbisee Mama Amina Jonn di ñu wan nag ak mbégte médaille yi mu fa jëlee. bi mooy or bi tam moom la am par individuel. mais dis na de. dis na kay. ca Maroc Mama Amina Jonn ak xale jigéen yi mu àndaloon daal di teewal nag Sénégal bu baax a baax ci wàllu karaté ci wàllu équipe ñoom gone jigéen yi ñoom ñoo daal di jël médaille d'or bi. saa bu conditions yi di gën a métti ñuy gën a def ay résultats ñu si sant yàlla bu baax. moom gone gu jigéen gi ay atam toll si 22 mel ni nag sunu borom daal di yombal ay mbiram ndax ci atum 2016 la daal di tàmbali nag lii di karaté ca dojo daara ji bu yëmbal ñeenti at boobaak léegi gone gu jigéen gi luy médaille ci réew mi daal dina koy raafal ak ci catégorie bu mënti doon. championnat d'Afrique mooy sama première compétition internationale en 2018 si laa amee médaille d'argent ak équipe ak individuel boobu muy amoon Rwanda. waaw 2018 ma demande championnat du monde en Espagne suñ première participation nouveau bi yéegul noonu genre dinañ ma gagné premier tour après ñu yóbbuwaat ñu championnat d'Afrique 2019 Botswana ma demaat finale même algérien bu ma gagné woon 2018 moom laa amaat championnat d'Afrique 2019 ma gagné waat ko finale ñu ñëwaat par équipe dem gagné waat finale bi muy double championnat d'Afrique en 2018 tamit demaat naa Jeux africains amoon naa médaille de bronze. njoolaay ba toll ci 85 mètres Amina Jonn di peese it 68 kilos mu sol nag ensemble blouson bu ñuul boole ko it ay kaws yu ñuul toog ci seen canapé duñu wax nag lan mooy mbébétam bi gën a rëy ci wàllu karaté. suñu rêve bu gën a mag mooy pour ñu qualifier Jeux olympiques yi. dem Jeux olympiques bi day laaj ay points il faut nga participer si yenn compétition internationale yi am na 5 compétitions yu ñu desee pour qualification yi si année 2020 bi. mu doon gone gu am pas-pas ci li muy def te bëgg koo jox it àqam ba mu mat sëkk waaye lu jëm ci haut niveau bi ak la muy laaj mu doon ay jafe-jafe yu muy faral di jànkonteel. semaine bi di nga fi dem 4 fois Dakar pour entraîner ba instant da ngay am problème page en tant que professionnel moom nga dul am entretien bi da nga war a lekk lu baax da ngay pare entraînement 20 heures boo ñëwee si kër gi tamit ni nga fi fekk rek nga mën a lekk ba instant da ngay feebar sax nga tooy ay keroog bu yëg bisaab ngay def di naan genre yooyu noonu. geneen mbir goo xamante ne ni moom bu sañoon mu antu mooy di prime yi ñu leen di fay te ba mu tàmbalee karaté ak léegi daanaka mosu see jot benn. boo jógee compétition sa per diem nañ lay fay du yegg sax 100 000 te bu ñëwee nga partagé ko ak seen waa kër man bu ma commencé ba léegi sama médaille yëpp amaguma si prime. ñàkk payuk googuleeg prime taxul nag waajuram bu jigéen daal day xàddi benn yoon ndax moom Kouro Cissé mu ni am na yaakaar nag ci doomam ju jigéen ji. Amina Jonn nag boobaak léegi at mu nekk ci buumu sëy mu ni nag bu jëkkëram ji ne Espagne dellusee day wàcc tapis fas yéene doon nag jeeg pire. ñooy ma teg seen tuddi teg fee teg kii bi mooy teg jaaj yeeg yëpp. daf yëfu jigéen. daf yëfu jigéen. Ndongo Ka yëmbal rajo Futur Média.